jërë ngeen jëfati ci ànd beeg RFM saa su ne mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp ni nu koy faral di defee rek ci kàttanu sunu borom bu waxtu wi tollee fii ñu waxtaanee réew mi waaye pandémie bi ak pexe yi ci war tey ñuy dalal docteur Mamadou Dieng docteur Dieng ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi ziar El Hadj Assane ñu ngi ziar di leen nuyu di nuyu mbokk auditeurs yi yëpp. jërëjëf di nuyu ak ziar waa Sénégal yëpp. ñu leeral di yaay médecin chef bu Diourbel booree moom xanaa réseau bi daa xaw a sant Seck ñu ngi lay testé booba ak léegi pour utiliser vos termes. waa xam naa réseau bi moo xaw a sutante quoi. dafay. day dawlele. waaw dafay daw léegi. jërëjëf docteur ñu ngi ziar waa Touba waa Ndiarème Mbacké di ziar xalifa bu tedd bi di rafetlu seen ab liggéey naam waaye it fas ko yéene nag càmbar ndax màggal gi ak dajaloo du sax màggal gi ci boppam ndax dajaloo bu mën a am rek ci jamonoy pandémie bu ni mel ak wàllaate am ku ne da nga doon njort ne wàlle gi mun na yokk waaye borom bi def na jàmm d'abord lan moo leen may ci sa gis-gis résultat yu ni mel. jërëjëf El Hadj comme ni nga ko xamee bi màggal gi jubsee ñu dëgmal ko dañ ci liggéey def taxaw seetlu xool point yi nga xam ne mën na tax transmission bi yokku ñu liggéey ci ànd ci nag ak acteurs yëpp vraiment te xalifa bu tedd bi sëñ Mountakha Bachir ñu koy ziar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko sant ci taxawaayam. dugal ci loxoom sol masque ñëpp gis ko. ñu affiché ko ci mbedd yu bari. ba pare ànd secteur santé ànd ak secteur yëpp ànd ak comité d'organisation bi ànd ak commission santé ànd ak comité de veille et d'alerte bi sëriñ bi teg. ànd vraiment ak acteurs communautaires yëpp dal di def li ñuy wax communication sur les risques et l'engagement communautaire. loolu taxoon nag ba leader communautaire yëpp leader religieux yi. ñëpp engagé wu wax ak seeni taalibe. loolu doyul ñu dal di wàcc sur le terrain dem ci bërëb yi nga xam ne mbooloo yi dañ fay daje. lu demee ni jumaa ji ñu waxtaan ak daayira Muxaddamatul Xidma ma leen di remercier bu baax. yëgoon nga docteur Bousso déplacement bi mu fi defoon. te ministre de la santé yebaloon ko fi. mu ñëw ànd ak délégation boo xam ne ay techniciens ay experts la àndal ñëw ñu évaluer point yi nga xam ne yëpp dañu yaakaar ne war nañ ci taxaw.
ministère bi yëkkati ay matuwaay yëkkati ay jumtukaay ak ay ressources yu takku dugal ko ci xeex bi. ci période pré màggal bi. ba pare engagé secteur yëpp direction am yëpp pour ñu taxaw ci xeex bi SNEIPS SAMU. ñëpp dugg ci xeex bi ñu ànd ci nag ak leaders religieux yi nekk sur le terrain. parce que dañu dem ci kër kilifa yi waxtaan ak ñoom gis ngeen vidéo yi nga xam ne kilifa yi def nañ ko. engagé wu wax ak seeni taalibe. ba pare aussi ñu jël ay dispositions pratiques sur le terrain dem ci concession yu mag yi ñu waxtaan ak jëwrin yi teg ay pexe ay tëralin ngir nit ñi fay daje nañ fa daan daje ñu bañ ko fa daje. maanaam daje yi bu njëkk da daan nekk genre mbooloo rek ku nekk di buuxante pour dugg. mais ren gis ngeen ordre biñ ci def. ak tamit taxawaay yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma def na ko ci jumaa ji te loolu nekk phase bi. justement jumaa jooju loolu bokk na ci li leen gën a may résultat ndax xam nga jumaa ji ci lañ doon faral di rang ak buuxante beneen bi mooy les kilifa diine yi joxe exemple par des spots télé yooyu loolu tam am na solo. am na solo trop. parce que loolu aussi li ñu ci yëg mooy engagement communautaire bi nga xam ni kilifa yi dañ ci dugg. te yóbbaale ci seeni taalibe ñu gis ne taalibe yi ci biir kër yi ak ci alentouru jumaa ji ci biir jumaa ji ñëpp vraiment ils ont respecté le port de masque. xëy na ci mbedd yi nga xam ne yenn mbedd yu yaatu yi déploré nañ le non port de masque mais de manière générale point yi nga xam ne dañ leen évaluer woon. waroon fa teg ay dispositifs point yooyu vraiment am nañ ci satisfaction. parce que gis nañu comportement bi. li ñu mën a wax daal mooy on a gagné la bataille de la communication. parce que bi ñu amee engagement wu leader yi et au plus haut sommet le xalif. loolu dafa nekk loo xam ne c'était décisif dans le combat dans la riposte. suñ ci boolee nag ministère engagé. direction yëpp ñëw SNEIPS ñëw na bien avant màggal gi. yeneen direction yi muy SAMU. parce que màggal gi aussi du corona bi rek. ren soo xoolee urgence yi niñ ko gérer mucc na ayib. armée nation ñëw. armée a déployé un hôpital militaire. ci pencum sëñ Sohibou bu ak buntu kër sëñ Mourtala et j'en profite pour remercier le chef d'état-major général des armées. le général Birame Diop. remercier aussi les sapeurs-pompiers. remercier les forces de sécurité la police la gendarmerie le service d'hygiène def liggéey bu mucc ayib. ndax service d'hygiène avec le colonel Maodo Malick dañu descendre sur le terrain def ay activités de prévention. def ay pulvérisation intra-domiciliaire. remercier la Croix-Rouge ñëw jàppale équipe de santé yi nga xam ñoom daanaka ci ñun lañ bokk. donc cohésion acteurs yi. finalement c'était un véritable combat bu ñu mënee ca daan nañu. c'est ça. bon du ñu ndamoo daan nañu parce que corona tant que mu ngi Sénégal mënuñu wax daan nañu. waaw mais le résultat il est là man je prends l'engagement de le dire xam nga boo defee résultat da nga koy doo ko kañoo mais da nga koy nangu pour daal di ko gën a améliorer du ñu toog rek comme si de rien n'était alors que toutes ces structures là yi nga wax se sont mobilisées def nañu ay jéego donc le résultat il est là. waaw defe naa li ëpp solo mooy ñu def ay jàngat. jàngat ci ni suñu boole suñuy doole suñuy xalaat. jëm ci benn boor lépp mën nañ ko am. te defe naa màggal gi leçon biñ ci gën a jàng mooy booloo bi ak itam kilifa yi jiitu ñu topp seen ginnaaw loolu lu am solo la. ndax su ku nekk demee à rang dispersé suñuy force dafay dispersé wu. mais màggal gi liñ ci gis ñëpp ci dugal seen loxo ñëpp. ba tey jii ndam su dee ndam am na kenn rek mënu ko revendiquer. ñun ñëpp ñoo ci ànd. léegi naka la ñuy def ba maintenir cette dynamique là. J'en profite vraiment pour remercier les autorités administratives. Dont le gouverneur les préfets. Gouverneur mooy coordonner le comité régional de gestion des épidémies. ànd ci ak préfet yi sous-préfet yi ak tous les chefs de service les secteurs yëpp ñoo joué seen partition. vraiment avec l'appui des autorités religieuses. ñu am résultat bi ñu am. nu ñuy def définitif il faut que ñu gën a engagé justement c'est pour moo tax may wax ci wàllu dynamique bi naam ma ne su la am la même dynamique ndax màggal gi waraloon lu ni mel mais naka la ñuy def ba relâchement bañ a am. waaw très bien c'est ça le défi te moom la ñu bëgg relever mooy que ni
tey jii gis nañ ne la tendance baissière se poursuit maanaam ni ñu gisoon cas yi di wàññeeku. mu ngi wàññeeku toujours. mais nag il faut ñu gën a ñaaxaat nit ñi ñu gën a farlu ci port de masque bi. ak le respect des mesures barrières. parce que aussi suñu ndamoo ni gañe nañ rek. mbir mi mën na ca waxtu nga ngay ndamoo mu jaar ci suuf. dal di jógaat. mel ne sébbu donc nañu góorgóorlu ci respect mesures barrières yi. ba pare góorgóorlu aussi ci renforcer surveillance épidémiologique. actuellement nii équipe de district yi avec l'appui de la région ñu ngi def une surveillance épidémiologique boo xam ne xëy na loolu c'est le côté silencieux bi nga xam ne nit ñi xamuñu ko ndax techniciens yi ñoo koy def ci suuf di ci def liggéey bu am solo la ville est surveillée comme du lait sur le feu parce que on a mis en place des dispositifs de surveillance avec des acteurs qui surveillent toutes les zones dañu quadriller ville bi mu am ay zones opérationnelles polarisées par les postes de santé nga xam sont les unités opérationnelles chef de poste yi di ci def liggéey bu am solo di surveiller seeni zone ànd ci ak acteurs communautaires yi particulièrement les CEVAC mooy comité de veille et d'alerte yi ba pare ànd ci aussi avec les leaders yi nga xam ne dañu engagé woon à leur côté ci màggal gi donc léegi suñu défi mooy maintenir le même engagement communautaire. Oui, et aussi de renforcer la surveillance épidémiologique. Très bien. Pour que nous puissions détecter à temps tout phénomène inhabituel, ou tout phénomène, en tout cas, qui est consécutif à l'organisation du Magal. Mais aujourd'hui, nous avons xel bu dal que ni vraiment Magal gi impacté wul transmission bi. Alhamdulillah. te loolu vraiment c'est un constat du théorie ndax te déggoo leen cas gisoo leen cas grave déggoo leen décès macha allah yàlla na yàlla amiin continuer loolu vraiment léegi xam naa ne ci mesure barrière rek la ñuy gën a góorgóorlu ak mbokki bool yi ndax nag kéemtaanuk Cheikh baa ngi ci de waaye mbedd mi moom boo génnaan waaw mbedd mi moom loolu dañ ko déplorer parce que xam nga nit ñi aussi suñu demee ba yëf yi sedd dañuy am tendance su bàyyi seen loxo donc mais ñu ngi travailler ak équipe bu district yi pour mën a sensibiliser encore parce que épidémie bi jeexawul waxuma sax Sénégal mais tant que l'épidémie rôde aux alentours de notre pays maanaam su nekkee ci réew yi ñu wër war nañ jàpp ne nous sommes sous la menace de cette épidémie a fortiori nag mu nekk fii ci Sénégal ci yenn gox yi très bien docteur ñu ngi lay gërëm mais en quelques minutes rek boo fa mënoon bàyyi ay conseils bi yoon du corona bi waaye xëy na cette forte chaleur là bi ñuy dund ci réew mi ca bu néew tàngoor moom bawal rawatina lan ngay conseiller nit ñi ku ne nag ci internet bi yaa ngi digle say digle ñi naan de leen faral di naan ndox mu bari ñi naan sekkee ni moytu leen diw gi guddi gi ndawal gi ak yooyu yow yan conseil bon chaleur bi d'abord il faut comprendre que impact chaleur sur l'organisme humain c'est mooy mu indi déshydratation mooy sa yaram nga perdre beaucoup d'eau donc première mesure bi ngay jël mooy se soustraire des zones ensoleillées maanaam moytu dem ci bërëb yu bëri soleil maanaam moytu naaj bi boobu mooy première mesure bi moytu naaj bi di seelu ci ker gi ba pare aussi di fexe di naan ndox mu bëri te loolu dañ koy digal surtout ñi am yenn pathologie yi comme ñi am ay diabète ak yooyu déshydratation baaxul ci ñoom ndax mën na déséquilibrer seen diabète baaxul ci xale tam ndax xale ndox c'est 70% du poids corporel donc xale ndox moo ëpp ci yaramam daanaka su déshydraté woo rek mën na gaaw a loof donc déshydratation mën na décompenser ay taar maanaam nga amoon feebar bu làqu du fait que nga déshydraté wu ñàkkum ndox génne ko waa feebar boobu daal di jël le dessus donc mag ñi nag mag ñi waaw mag ñi aussi nañu moytu di génn yenn waxtu yi nga xam ne dafa am ensoleillement surtout ay au zénith ay diggante 11h ba ay 15h yooyu diggante yooyu naaj ay nekk au zénith daanaka xaw a jege vraiment day tàng lool daal mag waru ko mën supporter dañuy digal mag ñi ñuy bañ di génn heure yooyu day toog ci kër yi di seelu ci ker gi te di naan ndox te bàyyi sucré yi da lay déshydraté maanaam les boissons sucrées soo koy naan plus ngay naan plus nga gën a mar parce que day créer une diurèse osmotique diurèse osmotique mooy maanaam da lay tuurloo ndox lu bari quoi te loolu aussi mën na la indil déshydratation donc nañu naan ndox de l'eau plate moo gën naan ndox moo xam ne raxul dara très bien mais docteur jërëjëf vraiment ñu ngi lay sant bu baax
jërëjëf El Hadj damay profité nag ci antenne bi pour santaat sëñ Mountakha Bachir. sant ko bu baax ñaanal ko. borom yàggal ko fi lool te mu wér. amiin yaa rabbi. gis nañ ay taxawaayam. vraiment bég nañ bu baax ci nii nga xam ne taxawee na ko ci màggal gi. jàppale ñu jàppale état bi jàppale secteur yëpp. di sant aussi acteurs yi particulièrement vraiment les leaders religieux. ndax seen jàppale lu am solo la woon ci xeex bii nga xam ne xeex nañ ko corona ci biir màggal. très bien. di sant aussi acteurs yi ñu jàppale yëpp muy kuréel yi ñëw ci màggal gi. kuréel yi su ma ko waxee mooy daayira yeeg kuréel yi nga xam ne dañ bàyyi ko parfois ci hôpitaux yi ñëw di ñu jàppale. remercier secteurs yëpp. Remercier aussi les autorités administratives et terminer par remercier le ministère de la Santé. Très bien. Le ministre de la Santé gis nañ taxawaayam gis ressources yi mu ci def. ak secteur direction yi mu ci engagé yëpp pour ñu ñëw jàppale ñu. dëgg jërëjëf docteur Mamadou Dieng médecin chef district bu Diourbel ñu koy gërëm bu baax di ko sant fu soriwul loolu ca Bambey ak Babacar Diouf sëñ Babacar maa ngi lay ziar. naka waa Bambey. ça va ñu ngi fi Bambey ci Diourbel la bokk de yaa ngi lim Mbacke Diourbel Touba. non Babacar xam naa yaa ma gën a miin gox ba moo tax wax ji du bari foofu yow daal waaw délimité ko nam la neexee waxe ko ndax yaa ma gën a miin gox bi. damay bañ waa Bambey mere la rek. non nee leen nag man ko leen sopp laa waaye buñ ma meree tam. amul kii de damay teggi jaari péage ga de. macha allah. j'espère que dégg nga conseil yu docteur bi naan di naan lu bari moytu boisson sucrée yi ah. waaw ndox mi moom am na fi solo lool moom wante buñ ko booleeg nag beneen coow li fi am yaakaar muy forage yi. waaw forage yeeg waaw ndoxum àll bi il faut ñu jàppale ci waa kaw gi. waaw il faut ñu jàppale leen ci si dëgg la mesure barrière yi day sooxe foofu. loolu moom tamit. dëgg la ca comme ni ko tubaab di waxee ca wolof it xamee ne na ko nii am ndox mooy dund. voilà loolu am na solo ci dund ci daal. très bien luy tolluwaayu coronavirus ca Bambey. waaw fi mu nekk nii booy xool ci région bi ni ko docteur waxee mel na ni kor wàññeeku na fi lool parce que le 8 lañ gëjoon am ñaari cas district bu Mbacké avant màggal gi la woon juste après màggal bi beneen bilan bi nga xam ne def na ko ki dem amaat na ñaari cas yoo xam ne ni c'est des cas contact yoo xam ne ci district Touba tamit lañ ko nemmeeku mu nekk loo xam ne nii daal peut-être que màggal gi ni mu ko waxee impacté wul lool ci transmission virus bi fi nga xamante ni moo di diwaanu Njaareem ni ñu ko fi doon tiite lool. parce que nag bi ñuy waaj màggal gi xalaatoon nañ ne bu ñu ñëwee rek pëccëxoo bi ak taalibe yi ñu xëree ci sëñ bi. dina indi li nga xamante ni moo di corona bi mais sant yàlla bi ñu génnee ci màggal gi ba ak léegi. fekk temps d'incubation bi jeex na. mais nemmeeku ñu fi ay cas yoo xam ne daal mën naa tax ñu xalaat ne li nga xam ne moo di màggal gi moom moo indi. beneen mbir mi nag. ci wàllu li nga xam ne moom mooy port de masque bi xam nga ni nga ko waxee léegi. surtout fii ci Bawol. thermomètre bi day dem ba ay 40°. loolu nag nekk na loo xam ne nii tax na nit ñi duñu sawar ci sol masque parce que masque tamit sol ko ci tàngoor bi. da ngay gën a fatt boo moytuwul ba tax na sax arki démb am na benn jàppante bu amoon ci diggante takk der yi nga xam ne ñoo nekk ci Diourbel ak benn marché hebdomadaire bu ñu doon def parce que ñoom tamit léegi ñu ngi wëyal xeex bi ak nit ñi pour ñu mën di sol masque bi. ñu ngi waxtaan ak ñoom di leen yee seen xel ubbi seen xel ci port masque bi njëriñ bi mu am. wante am na ñoo xam ne ba léegi daal dafa mel sol masque farataal tuñ ko nañ ko doon bu njëkk. ba tax na ñu am na ñoo xam ne ni ñetti nit lañ ci tegoon seen loxo. ñeneen ñi nag ni daal lii du yoon nañu xët ak jàppanteeg ñoom. ñu libéré leen ba tax am na benn gendarme boo xam ne ni amul na gaañu ci tëñ bi. seen oto bi sax ñu doon ko ci yàq bu nekk mbir moo xam ne ni bu doy waar boo xam ne ni daal nit ñi war nañ ciy bàyyi xel parce que bu ñu ñëwee tamit ñoom du dañu leen tiital wala leneen seen wërgu-yaram rek. moo tax tamit loolu. xanaa acteurs communautaires yi dañoo teggi seen loxo wala ñu ngi ci ba tey terrain bi parce que ñoom mën nañu dox diggante takk der yi ak askan wi maanaam ñu doon les relais. waaw ñu ngi ci ba léegi nag mais na mu demee woon bu njëkk daal ba ñuy door a mbas mi. demeetu ni noonu. bëri muy sensibilisation bi daal yooyu communautaire yi nga xam ne ñoo nekk fii ñu ci ginañ seen tànk fi mu nekk nii parce que tendance baissière bi moo leen yóbbu. wante nekk na loo xam ne nii da war mais am na ñoo xam ne nii ba léegi ci waxtaan di mu jëm ci juma ñu jëm ci li nga xamante ni moo di jàkka yi ñenn ñu ngi sensibiliser nit ñi ba léegi. ak yenn communicateurs traditionnels yi. ñu ngi woy di waxtaan ak askan wi mais daal li ñu nemmeeku mooy
ñi nga fa bi ñu doon raxasee loxo sax booy xool dootoo ko gis ci barab yu public yi maanaam lieu public yi nga xam ne foofu lañ ko doon santaane. nañ nag yoo xam ne nii ba léegi ñu ngi continuer daal di ñaan ñu leen di defal loolu UNICEF sax temps yi indi na fi ay raxasukaay yu bari def ko ci centre yi nga xamante ni mooy service public yeeg yooyu wante ba léegi nit ñi daal ñoom ñoo ko farataalatul. ndax te tamit politique yi nga xam ne doon nañ ci jàpp di leen indil ay gel ak i madaar ak yooyu. ñoom tamit dañoo bàyyi seen loxo kenn seenatu leen fenn. est-ce que. mbas mi bu muy daara ñëw bu dootoo bés duñu leen ne ngi ñëw indaale li nga xamante ni madaar wala ay gel ak yooyu wala pour may ko askan wi. mais loolu yëpp ñoom tamit defatuñu ko mel na ni daal relâchement bi dafa mel ni ñëpp a ci bokk. ba tax na daal fi mu nekk nii dañu foog ne mbas mi dana wante jeexagut mu ngi fi ba léegi nañu woy di jël mesure barrière yi nga xamante ni moom moo ci. am na solo jërëjëf Babacar maa ngi lay gërëm bu baax. jaajëf El Hadj. Babacar Diouf toogal RFM ca Bambey ak la ko wër ñu koy gërëm bu baax di ko sant di ziar tous les correspondants régionaux ba ñi bitim réew ci seen taxawaay bu rafet macha allah ndax ku ne ak diwaan xam ne daanaka ak ndàndu foy la kon ku ca taxawee ni mu waree du lu yomb bokkul ak man ak Ablaye Diop mi toog fii rek Ndakaaru di wax rek jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëfati yàlla defal leen jàmm ci kanam tuuti ñu ubbi leen antenne bi. dafa metti ni bis yàlla ñëw africain yi ñëpp àndandoo gànnaay yi dafa bare te xeex bi dafa metti ki koy suuxat moo ko sooke ni bis te soo yi seetlu naa ko Give me one chance to know what do you sing for the future. Oh, whoa, 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 xale yaa ngi jooy. 88 628 14 14 ngeen mën a bokk ak ñun ci waxtaan wi bu ko defee rek ñu fàttalante lëf laata ñu yëkkati jotaay gi di ziar waa génération Futur Média yëpp sama doom baay Modou Gueye Kër Massar seen njiit Alaaji Diouf sopp da baax Modou Gueye dégg nga docteur bi moytul naaj wu tàng bi Modou tànk bi ne barbalu maabo xaw ma ndax xam na gune gi bo yooyu termam déet ci kanam tuuti kon 88 628 14 14 ñu taata Adja Alaaji Assane Gueye ñu ngi lay ziar Dieng ñu ngi nangu ziar Gueye bisimilah ñu la di nuyu équipe technique ba di nuyu auditeurs yeeg auditrices jërëjëf di nuyu ki nga sa tamit loolu nga invité woon docteur Dieng waa jéem la nga koy jooy nit ku baax la wax dëgg yàlla moom docteur Soura ak docteur Ndiaye dëgg la ndeysaan ku baax la ku baax la wallaay ku baax la Dieng Tall cooba jigéen Alaaji ñun de màggal bi naaj jàmm waaye Alaaji de dëkk bi service d'hygiène daal la ñuy woo xaw ma ban ministère de la santé lan bokk xaw ma ministre de l'intérieur lan bokk waaye dëkk bi daal ay gunóor Alaaji ak mbalit mu jaaba jonde ak soccet kenn mënu ko lekk taaj lekk kenn mënu ko Tuuba ji Ndakaaru tam noonu la mel di Adja Ndakaaru tam de fépp ay gunóor man service d'hygiène nag nan jóg dimbale nu nag waaw vraiment Alaaji nan nu dimbale nag na service d'hygiène nan nu dimbale seen dooleel service d'hygiène bii nekk Tuuba dañ leen dooleel jox leen matériel ñu ngi sonn man de dëkk bi de Alaaji gunóor yeeg socce bi daal kenn amul foo tourné wala foo toog ba lekk wala dara daal loolu ñu ngi koy ñaan ñu dimbale ci ngir yàlla yonent bi Sëriñ Tuuba nan ñu ci dimbale su mu gën a gaawe nag ndax xam nga gunóor ak socce moom da ngay waar jërëjëf Gueye nekk ci jàmm jërëjëf Dieng jërëjëf gunóor yi moom kenn xamul fu nu bawoo kon ni mu ko waxee service d'hygiène nañ ci jàppale askan wi service d'hygiène Ndakaaru bu mën a ñëw RFM fii ci Médina ndax fii moom Ablaye ci ay karo lañ daan dox mais léegi ci ay gunóor ak soccet la ñuy dox ak ay salaire yi nag ñoo gën a sonal nit ñi surtout ci weeru sori bi donc tàngoor bi bu ñëwee tegu ci wax dëgg yàlla ñu masque waa Sénégal waa Afrique jàmbaar dëgg lañu am dignité ndax lii lépp ko koy dund boole ci muñ ak dignité
amoo morom kilifa yi ñu gën ci baxel service d'hygiène ñu defee ko nan ko mëne yokk donte yeneen urgence a ngi fi waaye gunóor yi daal ak soccet yi moom kenn xamul fu ñu jóge yàlla bu ñu laal nag tool yi rawatina asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. Alaaji Assane Gueye di la nuyu bi fikir na. ñu ngi lay ziar baax Médor. di la delloo ziar di lay jaajëfal bu baax. ñaan la rek bàyyi ci jàmm rek. ñu ngi sant yàlla wér. waaw temps yii xawoon na la gëj a dégg daal. waaw dëgg la dafa naan damaa demoon Touba. delloo ziar lu bare bare rek. yàlla nangu ziar. waaye di delloo ñaan jàmm rek ñaan yàlla dal. am na solo waa feebar mbas mi moom dafa nekk feebar bu nga xam ne adduna bi yëpp la. demee bañ ne aj màkk ak umra amul. defe naa ne buñ ne gàmmu te ku ne defee ko ci kër loolu yëpp feebar mbas bi la rek. tax na daal. waaye nañuy sant yàlla ba nga xam ne feebar bi xaw na wàññeeku. dëgg la sant yàlla. remercier ci autorité yi rawatina président Macky Sall bi nga xam ne ñu def kéemtulaay kàttanam pour feebar bi jógee ci wax xam nga ñu ngi leen tëddee comité ñi jël ci matuwaay pour masque yi képp ku nga xamante ne bi jëfandikoo ko ñu yoon dal sa kaw loolu mooy dëgg xam nga Aliou Ngouille Ndiaye loolu dafa nekk lu nga xamante ne bi xam nga dëgg yàlla masque yi dafa am solo am na ci nga xamante ne bi seen yoon ndaje yi képp koo xam nañ ci dem da nga war a jëfandikoo masque yi dëgg la parce que li dëgg diglee docteur rawatina nag ngay dem ci mbooloo di joxe ay loxo loolu dafa nekk lu nga xamante ne bi te kenn xamul ku ko am feebar bi kenn xamul kan moo ko am comme que nag dafa lëmbee ci àdduna bi fépp la war mooy ñi ñaax di ci wax ko defee kenn ku ne di ci bàyyi xel di ci bàyyi xel jërëjëf parce que loo xamante ni bu la dalee yow sa xel dem ci dee ba tax na daal wax dëgg yàlla war nga gën a moytu ndiku bu baax a baax a baax dëgg la daal tamit waxam bu ko déggee xelam day dem ci dee jërëjëf daal ni ñu gën a góorgóorlu moytu ndiku baax di remercier ñi nga xam ñu ngi ci ñaax ñi di ci wax rawatina mu ak wax dëgg yàlla tamit ak ministère de la santé moom dafa nekk loo xamante ni bi leen jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Mamadou Médor jërëjëf joxem loxo mi tamit waaw mais yombul Ablaye nit ñi dañ lay jox loxo ca xam nga nag mënoo di lànk c'est un peu compliqué mais ñu gën ci ba xel ndax ñu bari gaa moom bawoon nañu ko mais nit ñaa ngi cay tàmbaliwaat joxante loxo ak yooyu ci ni ñu koy waxee loxo yi dafa war di set waaw koo romb ne ko jàpp loxo moom àndul ak loxo yu set 88 628 14 14 jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy jéggulu ci wàllu jokkoo bi xam naa Ablaye foog ñu convoqué Maysa mu ñëw toog Maysa waaw ak yeneen chef de service yi ci Almadi fële ñu ñëw ñu wax ñu lan moo xew daal waaw xam naa ni téléphone yi moom dafa xaw ma dafa bëggee xaw ma mais il faut que ñu daal di rofaat fil gu ca ne fa war waaw di yëgoo bu dafay am solo aussi waaw ñu ngi leen di jéggul leen auditeurs yi di leen gërëm ci seen kóolute saa su ne di leen ñaanal kenn lu jàmm. dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll